ak jàmm fidèle internaute bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen xibaar Actunet comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey jii ci xët yu njëkk ya dañ koy daal di ubbee ak li nga xamante ni moom la ñu duppee porte à porte bu Dubaï bokk na ci actualité yi gën a faar ci réewum Sénégal ak li ko wër ginnaaw ba ñu fësalee ni ñenn ci femmes sénégalaises yi congolaises yi nigériennes yi ak yeneen réew ci pays d'Afrique yi dañuy faral di dem Dubaï rien que pour nekk ci li nga xamante ni moom moo neex naari li nekk neex naari nag nekkul di sekk ak ñoom ay rapport sexuel waaye di ko sekk ak seeni xaj te li ca gën a ñaaw mooy dañoo dem ba daal di leen di duppee femme toilette mooy boo dikkee dañ lay fay lu toll ci 40 000 euros ak lu topp ngir que boo tëddee ñu daal di mën a def wanak ci sa kaw te bu boobaa dañ lay exiger nga daal di koy lekk par la force ñëpp ngi ci doon xaar réaction wu Mame Mactar Gueye bu Jamra waaye nag moom pattan boogee naka te dafa àndoon nag organiser ndaxte moo ngi doon wër ay information yu leer naa ñuy mën a teg ci loxol taskatu xibaar yi Mame Mactar Gueye bu Jamra daal dina koy firndeel ginnaaw ba ñu jonoowee moom démb mi ngi yëgle ni am na benn liste bu mu jël jébbal ko suñu njiitum réew président Macky Sall ngir wax ko ñan ak ñan ñoo nekk ca diwaanu Dubaï jamono ji naar yi teg leen fa loxo ci loo xamante ni du seen coobare bopp d'ailleurs sax am na ñu jotoon a enregistré seen numéro passeport ndaxte dañ koo nangu suñu njiitum réew tamit promettre na ko ni dina ci dox ay tànk jéego ba ñu ñibbisi fii nii ci réewum Sénégal waaye yeneen révélation yi mu def moom moo gën a dala di xel ndax nee na benn femme bu demoon ca diwaanu Dubaï def li ñu duppee porte à porte ba mu dikk ñibbisee ci réewum Sénégal daanaka feebar bu métti métti la fi indi ba tax na ay mbokkam yóbbu nañ ko foo xalaat lekk ci réewum Sénégal ngir faj ko waaye soxna soosé dafa dem ba bu la rombee sax day faral di xeeñ li ñuy woowee WC ba ni mu daal di ñàkkee bakkanam Mame Mactar Gueye nag mi ngi alerté ni problème bi nekkul loolee waaye képp koo xamante ni demoon nga ci diwaanu Dubaï dafa jot ñu daal di lay identifier jéem laa faj ne mu gën a gaawee ndax doomu aadama mënul jël lu ni mel dugal ko ci biiram te du am feebar bu ko ci topp sa kaw mu xam ko teel a faju ci kaw tamit mu yeex koo xam rek ba ni muy ñàkkee bakkanam ci feebar yoo xamante ni duna doy waar lool la nga xamante ni moo ci gën a yéeme Mame Mactar Gueye ma nga continuer di yëgle ni dañ ni woon ay miss ak i tiktokers ñoom ñoo nekk ci ginnaaw loolee waaye Mame Mactar Gueye daal dina ci yokk ni ñaari rappeurs yoo xamante ni ñoo ngi ci réewum Sénégal ñi ñi ràññee leen lool bokk nañ ci ñu doon jëlee fii ay xale yu jigéen di leen yóbbu ca diwaanu Dubaï ñaari animatrice télé yoo xamante ni ràññee leen ci la ñu bokk waaye tamit ñaar ñoo xamante ni ay actrices lañu di jouer ay série ñi ñi ràññee leen lool bokk nañ ci ñiy jëlee fii ay ndaw di leen yóbbu ca diwaanu Dubaï tiktokers yi mag moom Mame Mactar Gueye nee na dañ ni woon 14 la mais 11 tiktokers ñoom ñoo fi nekk ay influenceuses ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni moom liste bi yor na ko waaye du ko fësal bañ askan bi di leen sonal ba tey ci wàllum porte à porte bu Dubaï boobee la ñuy daal di desandi ak yéen Korkas yi mi nekk ci série bu infidèle yëkkati na ci ay kàddoom moom nag nee na mbir mi askan bi dañ koy soog a xam dong waaye porte à porte bu Dubaï nekk na loo xamante ni yàgg na ndax Dubaï dafa nekk ab ville boo xamante ni prostitution déguisée donc moom moo fa am ñu ci bari ñu fay dem ni ñuy def ba am alal moom Korkas yi xam na ko ndax daawul toog ko dir bu yàgg te demul ca diwaanu Dubaï lenn li nga xamante ni nag mi ngi koy firndeel mooy jigéen buy jóg di sekk ak mala loolu moom buñ ko jiiñ waa Dubaï dong ndax am na fii ci réewum Sénégal ndax mosuñoo toog lu toll ci weer te dégguñu ni ab tubaab bu nekk ca diwaanu Saly fay na ab xale bu jigéen mi ngi ngir mu daal di sekk ak xajam li nii di rapport sexuel loolu nekk na loo xamante ni am na ci réewum Sénégal jarul ñu koy jeex di doxantu ba diwaanu Dubaï waaye li wétta wóor mooy lekkum kaka googee dañ ko war a lijjanti ndax prostitution déguisée bi am ca Dubaï lenn rek moo ko mën a arrêté ñu bàyyi ñu ñuy yombalal visa yi ñuy dem ak a ñëw alors que amuñu sax fond bu ñu demee foofee ngir commerce ci kàddu yooyee la Fou Malade daal di yëkkati ay kàddoom moom mi ci nekk point de vue am du lenn lu dul suñu njiitum réew président Macky Sall ak ministre bi ñu dénk wàllum justice di Malick Sall ñu daal di ciy dox tànk jéego maanaam daal ñu daal di identifier na mu gën a gaawee xale yu jigéen yi bokk ci porte à porte boobee waaye tamit ñu doon jokkoo ak naar yi di jël seen xaalis di leen wutal ay xale yu jigéen ñoom ñëpp la ñu war a identifier tëj leen ci kaso bi ndax phénomène bi du wax donc moom mooy tax mu daal di dakk ci réewum Sénégal bis bu sénégalais yu noppee
wax rek ñu daal di reprendre li nga xamante ni moom moo di seen activité. donc bu ñu bëggee loolee daal di jokk ci réewum Sénégal il faut ñu daal di ciy dugal wàllum justice teg ci peine boo xamante ni képp ku ko dégg rek di nga ragalat ci teg sa tànk ca diwaanu Dubaay ngir def naka su dul noonu. wàllum politique buñ ci dikkee ak yéen Pape Djibril Fall lañ ciy daal di fësal ginnaaw weer bi ñu génn la defoon déclaration officielle ni dafa fas yéene nekk candidat ci élection législative yi ñu jub si ci ay fan yi néew dong. Pape Djibril Fall nag mi ngi doon tàmbale li nga xamante ni moom moo di parrainage yi comme ni ko candidat yëpp di waajale waaye jamono ji dafa am ay tuuma yu ñu jël daal di koy teg ci ndoddam te ku ko def du kenn ku doon professeur Amsatou Sow Sidibé. nee na kii nii di Pape Djibril Fall dafa doon trafiqué ay parrainage ba tax na daal dina ciy joxe ay leeral. Pape Djibril Fall nag moom ginnaaw ba ko ay naataango jotee au téléphone la mu njëkk a wax mooy loolee dara amu ci. mbir mi nii la demee Pape Djibril Fall nee na nekkul woon ci région de Dakar waaye Amsatou Sow Sidibé da ko daal di woo ni ko dama laa soxla ci wàllum parrainage yi ak yeneen yu nu mel ni ko am na lu toll ci 15000 parrainage. ginnaaw ba mu ko indilee liste bi mu boole ko ak benn ndaw nee na gis na ne liste boobee parrainage yu ci bari big lañ ko daal di remplir ci la xelam ñaaw mu xam ni loo xamante ni biggan ca donc fraude moo nga ci biir looloo waral gëm ko woon benn yoon. mbir mi noonu la demee ba mu xëy dégg ñu naan Pape Djibril Fall dafay fraude ay parrainage ak yeneen yu nu mel. waat na ko ci yàlla ni loolu amul donte sax Amsatou Sow Sidibé nee na ko départ bi nga def baaxul mën nga koo teg si yoon bu la nit ñi dee fal ñu fal la ci jaar yoon waaye waroo woon a dugg ci lu nu mel ndax ndaw nga mbuy soog a engagé wu ci wàllum politique. en tout cas jamono ji xamaguñu dëgg gi fan la féete ndax Amsatou Sow Sidibé ci côtéem mi ngi xëcc di wax ni dëgg gi ci moom la nekk dafa weer Pape Djibril Fall waaye Pape Djibril Fall daal dina koy weddi ba mu set wecci. Ismaïla Wagué nekk ab jeune cultivateur bu toll ci 20 at ak juróom-ñeent am benn soxnaam. guddi dafa jot mu daal di wàcc ni soxna si dama soxla pour nekk ak yow. soxna soosee daal di ko koy bañal naka noonu la daal di jël ab bâton dóor ko soxna si ba soxna si sonn lool. yamul foofee mu daal di insister waat soxna si ni ko déedéet ci la daal di solee dàllam dem ba këri gorom daal di taal ñaari néegu sàkket yi fa nekkoon waaye heureusement ba mu koy taal kenn nekku fa woon. ci saa si nag lañ ko daal di porter plainte yoon daal di ñëw teg ko loxoom mu daal di avouer li mu def yëpp ni dëgg la. loolee nag ñoo ngi koy woowee tentative de meurtre maanaam daal dafa doon jéem a faat bakkanu ay waajur soxnaam. yoon nag moom mi ngi def liggéeyam donte sax soxnaam soosee ak i gorom baal nañ ko ngir mu daal di génn kaso bi ndax dafa jéggaloo da yëgle ni wàllum firange moom moo ko daloon ba mu daal di def lu ni mel. yoon nee na ko nag duma la ko baal benn yoon ndax mbir mi yegg na ci wàllum justice ba noppi te wàllum homicide volontaire la ñuy waxtaane jamono ji. lu ci mënti am daal jàpp leen ni ci mois de juin bii nii ñuy dugg incha allah la ñu fas yéene joxe délibéré bi ñaata at lañ koy tëj am jeet dinañ ci dellu siwaat. Amina Niass nekk soxna ci kii nii di Tange Tandian yëkkati na ay kàddoom di weddi tuuma yi Tange Tandian teg ci kawam ndax Tange Tandian dafa doon yëgle ni audio yu fuité kenn mënu koo génne ku dul Amina Niass ex femam bi nga xamante ne ba suñu yoon yàlla tey jii da koo bëgg te wàllum jalousie moo waral mu daal di yàq daram ñëpp di ko teg seen bët askan bi. Amina Niass nag daal di nay daagu ba ca télé bu Seneweb yëkkate ay kàddoom di yëgle ni moom ak Tange Tandian li leen booli lépp ci àdduna tey ji bu ko bëggoon a teg jafe-jafe feneen la koy jaarale fu dul foofu. moom ak Tange Tandian ñoo nga xamante ca diwaanu Facebook mu ko doon soutenir ginnaaw bañ doon yëkkate ay kàddu yu ñaaw doon ko teg ci daram bi. naka noonu la ñu commencé dund relation amoureuse bu toll ci 1 an ak lu topp ba mu ko takkee def ko soxnaan tamit 2 ans de mariage dañu dund 2 ans de mariage yoo xamante ni naka rek tiis donc moom moo nekk ci biir. moom Amina Niass dem ne ba yëgle ni kii nii di Tange Tandian lépp lu mu yëkkati ay kàddu wax la ko boo ko gëmee rek yaa ngi ci erreur. Tange Tandian nekkul doomu aadama boo xamante ni day faral di wax dëgg. d'ailleurs sax ba mu koy may baata moom Amina moo ngi amee woon tànk bu méttee métti boo xamante ni dara tegu ko woon lu dul xëy di tàngaloon ndox Tange Tandian ngir mu daal di naan café ci la tànkam bi jaare lakk. Tange Tandian fekk ko ci lalu hôpital ba ni ko may naa la sa baat dem woo ñii nii di waajuram ni leen Amina Niass moom moo ma ñaan baat ci lalu hôpital man tamit may naa ko alors que yëgul woon tinul woon. ci la daal di jëlee ay bagage am takku ko ba mu jekk yóbbu ko këri waajuram. jamono boobee mënoon na poursuivre Tange Tandian indil ko problème yu dul jeex du xaaj ndax dañoo amoon contrat de mariage te amul woon droit benn yoon di ko traité de cette façon. nag ay mbokkam ñoom ñëpp ko jóg ni ko Amina Niass bul tax sa tur daal di
di nekk ci réseaux sociaux yi ak télévision yi ñu naan jàppal Tange indil Amina Niass ci loo xamante ni mën nga ko weesu daal di continuer. lenn lu mu wax nag jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di cadre professionnel am waaye ci vie privée bi ñu sekkoon ba Tange Tandian daal di koy dut baaraamu tuuma ni moom moo doon jéem a yàq carrière am loolu la daal di weddi tuuma ba mu daal di set wecc. buñ ko tàggatoowee ak wàllum football Liverpool daal di nañuy toog waxtaan seen biir gis nañ ni daal Sadio Mané alal la boo xamante ni jamono ji ñëpp ko soxla ba tax na bu ñu ko bàyyee ñoom ñoo fa seeni nàkk ndax Sadio Mané def na ay preuve am ba noppi ci wàllum football ba tax na li nekk seen décision officielle moo dañoo fas yéene garder Sadio Mané mu continuer di jouer ak ñoom wala Barça wala Bayern di ci dugal loxoom ba daal di koy jël ba tax na mbokk yi ku nuyoo ku nekk ni nga tàggoo li leen indiloon ci seen xibaar Actunet jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.